أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk Sénégal mbokki internet yi maa ngi leen di nuyu seen xarit seen soppe Seydina Cissé maa dellu si ak yéen tey ci benn waxtaan boo xam ne du gudd waxtaan wu jëm ci réew mi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk ak fii réew mi tollu maa ngi ñaan yàlla weeru koor yi ñu nekk yàlla na yóbbaale bépp jafe-jafe bu nekk Sénégal waaye yàlla na yàlla jéggalee suñuy bàkkaar te yàlla tegg ci feebar yeeg jafe-jafe yépp ci barke alxuraanul karim waxtaan wi nga xam ne tey maa ngi koy def ak yéen alerte la rek yu ma dellu si pour def ko par rapport ak fi réew mi toll ndax vidéo bi passé ma mujj def am na lu ma leen waxoon ci xew-xew yu fi amoon ci weeru mars bi passé ci jàngat yi nga xam ne defoon nañ ko ci ñi ngi remercier ñi nga xam ne ñi ngi partager suñu vidéo di topp waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy def di ko tasaare ba nit ñi mën ci jot vidéo bi nag alerte la alerte yi mu ngi jëm ci président de la république beneen bi maa ngi wax ak kilifa diini yi na leen nañu gaaw jóg taxaw fagaru ba li xewoon bu mu xewaat ndax xam ngeen ne ñi ngi rafetlu taxawaayu kilifa diini yi ci xew-xew yu weesu macha allah ñi ngi rafetlu seen taxawaay bu baax ndax ñoo fay safara si waaye nag xaw naa yéex ndax fekk na fukki bakkan ak ñeent dee te nag discours yi nga xam ne jàngat naa ko waxtaan yi may def du ay mbiri baatin wala ay listixaar ak yooyu analyse yu ma def la ci discours président de la république bii mu mujj def ak discours yi ñi ànd ak moom bi coow li amee ba léegi bañ waxee ne nañ dal ba kilifa yi waxee nañ teg lépp ci suuf ba léegi ne na jàmm ñu gën a leen lul jàmm seen discours yi ñuy def moom laa déglu am lu ma ci jàngee moo tax ma génn di def vidéo bii xam ngeen ne jamono yëpp yéen a ngi gis ñaan ak président ñi ngi wër ci réew mi di def ay meeting d'accord am nañ ci sañ-sañ ndax politique la ñuy def waaye kàddu yu fay jub ñenn ñi di wax ci mbirum xeet dégg nga ñenn ñi di wax yoo xam ne du wax yoo xam ne mën naa indi jàmm ci Sénégal yéen ñëpp ngeen koy dégg mais président ci boppam bi mu génnee moom dafa woote woon jàmm woote apaisement wane ne moom moo jiite ñëpp mooy président de la république ñëpp tàcc ko ci loolu te loolu la ñuy xaaj njiite réew ndax du président bu parti waaye sénégalais yëpp ñoo ko fal donc waaye waxam ji nga xam ne mujj na koo wax barki démb ba waree ne li fi xewoon dootuñ nangu ma xew fi ak nam ko waxee ak waxi dënn yam ko waxee ku ko déglu da ngay xam ne ña ko jiitu woon ci ay kàddu di wax dafa mel ni ñoom ñëpp seen kàddu moo bokk benn fu mu bàyyi ko la maanaam ñoom ñëpp ñoo ànd ci li ñuy wax benn la dañ cee déggoo dafa mel ni kon ñeneen ñi la ñuy wax dañ ci ànd ak moom maanaam ñoom ñëpp ñoo bokk stratégie yi ñu nekk ak ay pexe yu ñu teg su ma jàngatee seen wax ñoom ñëpp mooy li xew ñoom bëgguñ ko analyse ci anam yu bari te li xew fii ci weeru mars mooy manifestation yi fa nga xam ne kenn fàttaliku ci histoire Sénégal fu mas a amee ñoom benn jàngat lañ ko bëgg a jàngat ndax lan politique mooy wane ne nit ñi dañoo sonnoon xiif mbirum ñàkk la ndaw yi amuñu liggéey corona bi nii moo tax nit ñi génn xeex waaye du Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko tekkiwu dara jàngat boobu ñuy def dafa mel ni nit ñi lañ ci nax mais seen bopp lañ ci nax parce que jàngat boobu képp ku ko am ci li xew Sénégal sa bopp ngay nax ndax loolu amul dëgg la mbiru ñàkk beeg jafe-jafe yi réew mi am loolu bokk na ci mais loolu ab pàcc la ci rek mais injustice bi am Sénégal moo gën a garaaw injustice bi mu am moo gën a garaaw Sénégal yi dañoo dem ba seetlu ne réew mi ñaari Sénégal moo am léegi boo ànd ak président defal lu la neex waxal lu la neex dara lu ci fekk te loolu mën na ci cité yi ñu bëri ñun ay citoyen lañu ci réew mi di seetaan télévision yi di déglu discours di lire journal yi xam nañ li xew ci réew mi boo àndut ak président boo niroo ni ku def boo niroo sax na da ngaa def te defoo sax ñu dal sa kaw looloo fi am ñiy jël ay opposants ci réew mi di leen jaay doole loolu la nit ñi gis parce que bu ngeen dégloo ci kaw Ousmane Sonko histoire manifestation yi bi mu am bu ngeen dégloo discours ndaw yi ñu ci ëpp lan la ñuy wax Sonko du Khalifa Sonko du Karim ñu bëri loolu lañ doon wax lañ defoon diw def ko duñ ko nangu lañ defoon Mamadou Dia duñ ko nangu loolu ngeen dégg kon injustice dafa am ci mbir mi président jàppal ne injustice dafa li fi xewoon injustice daf ci bokk nit ñi dañ jàpp ne da ngeen di jaay doole Sénégalais yi loolu bokk na ci li tax Sénégalais yépp taxaw fipp rafetlu kon bu ngeen bëgg a gëmal nit ñi ne ndaw yi ñoo amul liggéey loolu ku la wax loolu président ku la conseil loolu waxu la li am léegi nag seen discours yëpp man bu ma ko jàngatee dafa mel ni da ngeen di waajalaat pour dal ci kaw Ousmane Sonko loolu laay artu kilifa diine ne nañ jóg taxaw jàkkaarloog président xool ko ci bët wax ak moom parce que président bañ koy fal pour jàmmi réew mi taxoon ñun faluñu ko pour muy guerre
faruñu ko pour muy jël ay armée di ko dóor ci kaw Sénégalais yi déedéet dañ ko fal pour mu liggéey Sénégal génn Sénégal jafe-jafe yi ñu ne ñun jàmm ñi gënal leen lu jàmm seen intérêt personnel ñoom politiciens yi warta tax ñiy taal réew mi wala seen intérêt warul tax ñiy dugal Sénégalais ci ay fitna Sénégalais yi tal nañ leneen lu dul xeex moment bi ñu nekk te dossier yi nga xam ne moom lañ jël bëgg ko taale réew mi jaru ko amul ci dossier bu ko jar ndax xam ngeen dossier bii ñuy wax Adji Sarr Ousmane Sonko duutu dossier Adji Sarr Ousmane Sonko dossier Ousmane Sonko ak président Macky Sall la parce que dugal nañ ko ci politique kenn mënutu ci génn politique xalaatuma mukk man ne tey bu ñu demee procès Ousmane Sonko am dëgg xaw ma jàpp mu mukk ne danañ yëkkati loxoom parce que ministre bi nga xam ne moo jiite wàllu yoon war a leeral loolu ñëpp xam nañ ne dafa far am na fu mu fare te dégg nañu ay kàddoom moom dèjà joxe génn na sax virgule te dara xewagul kooku dañ ko xaar ci mën naa indi àtte ci dossier bi bu Sénégal yi nangu wala boo xam ne dana dal xel ki Ousmane Sonko mi ñu war àtte wóolu leen bu fekkoon ne dossier bu ko jàll sax ñu ne waaw mais dossier bii war na taal Sénégal kon nañ ko jël teg ko ci suuf te jàll ci leneen loolu moo gën ci réew mi te moo gën ci Sénégalais yi arrangé wu leen nag ñoom xëy na ci politique mais moo arrangé Sénégalais yi te ñoom Sénégalais yi leen fal lu arrangé Sénégalais yi lañ war a def waruñoo def lu leen arrangé ñoom mais politiciens yi seen intérêt personnel ñoom jaral na leen Sénégalais yëpp dee par benn seen intérêt personnel jaral na leen loolu bu ko Sénégalais yi nangu kilifa diini encore une fois maa leen di wax ngeen jóg taxaw gaa ñi bàyyiwuñ dañuy waajal ci discours yi ma def ak analyse yi ma def ci seeni wax dañuy waajal pour dalaat ci kaw waaj te loolu jigu réew mi wallahi buñ ko defee duñ ci am ndam képp ku la wax président waa ji tekku dara defarwaatal nga dal ci kawam ku la wax loolu dama ne sax noonu la noonu Sénégal waxu la li am ku la conseil loolu rek juum na waa ji boo ko laalaatee Sénégal lu fi mas a xew dana fi xew deuxième vague bañ doon wax te yàlla bu mu yegg si bu ngeen fexee ba mu am mooy gën a garaaw bi jiitu parce que bii guerre civile lay jur Sénégal bii mooy deuxième fois maa ngi wax am mooy gën a garaaw bi jiitu parce que bii guerre civile lay jur Sénégal bii mooy deuxième fois maa ngi wax sama vidéo guerre civile lay jur parce que dana am leneen lu ci rax lu bokk la bu njëkk bi parce que maa ngi déglu bu baax ñu ànd ak président li ñuy wax déglu naa kilifa gu toog ci télévision ne dañoo bettoon mbéj ñu danañ fayu loolu lan lay teg yow yaa yor état ngay dañ la bett état danañ ko bett waa ji attaque wu leen yéen a ko attaqué kon naka la leen bette xanaa bett bi mooy da ngeen defoon ne posé wul dara amul doole ngeen na xarañi faagal ko ay nit gëmal président na ko kii tekkul dara patamee ko xëy na dara du xew xëy na xanaa loolu mooy bett bi mais naka ngay yore nguur na dañ ma bettoon donc seen biir wax si même fukki bakkan ak nangam yi dee fukki bakkan ak ñeent yi dee ñu ne nañ ubbi enquête ña jiite wàllu yoon enquête ba départ gu ñu joxe virgule foofu nu fa dëgg di amee kon dama jàpp ne ñaari dossiers yi amul ci benn boo xam ne Sénégal gi lay leere jàpp ma ko xanaa bu doon leer sax tribunal yi àdduna bi xëy na ñoo koy at wala beneen président de la république bu ñëwaat bu bees Sénégal lijjanti loolu nu mu demee mais du ci moment bii lay leer parce que opposition nañ leen pouvoir ne opposition la fu muy leere parce que ku ci nekk da ngaa far politicien nañ dossiers yépp loolu fu muy leeree kon lii intérêt Sénégal mooy dossiers yooyu nañ ko jël teg ko ne le te mu bañ a taal Sénégal ñi dem ci liggéey président nag li ma lay digal mooy yow lañ faluñu Ousmane Sonko yow lañ fal liggéeyal sénégalais ñooy àtte ñooy gisee ñi war a opposé bàyyi leen ñu opposé réew mënta ñàkk opposant te ku warta falu doo falu Ousmane Sonko su ngeen ko jàppatoon defu leen ko dara sax su warta falu du tax mu falu xanaa gëmatu leen qul Allahu maalikal mulk mais su ngeen rayeen sénégalais yi ba ñëpp jeexit te mu war a falu dana falu donc kon tànn leen intérêt réew mi ngeen bañ a tànn seen intérêt personnel te am na nit yu wër président di yëkkati yenn discours yi seen intérêt rek moo tax ñuy wax parce que jàpp nañ ne président bu ñàkkee nguur gi ñoom seen àddina ak seen àllaaxira yàqu na ba tax jaral leen lu nekk ñu koy yëkkati di ko wax Sénégal dal la laaj fi mu toll nii Sénégal jàmm la laaj fi mu toll nii président de la République encore une fois maa ngi lay conseil man te maa ngi ñaan sama wax ji yegg ci yow dossier yii gis nga mbiri Ousmane Sonko yi teg ko ci suuf loolay jàmm Sénégal mooy sa jàmm yow képp ku la conseil leneen lu loolu waxu la li am loolu mooy dëgg li la fi desee nga rafetal ko macha allah faa yi am nga taxaw ci dégg nga fexe am woy wu rafet fexe am mujj gu rafet ndax mujj gu rafet mooy lépp man xanaa ñaanalu ma la yàlla mukk ngay bàyyi sa nguur gi di jaar ci kaw deret wala ngay jaar ci ay néew loolu lu ko fi jaar 16 millions de sénégalais yàlla tànn la ci yow kenn def la président de la république gënoo jàng nit ñi gënoo leen yaay gënoo leen bàyyi yàlla tànn loolu bu la doy tiranga lan moo lay doy ñu ne diita waaye nga ñëwaat laajaat deuxième mandat na may leen ma yeggali samay projet
su ma paree dem abal leen ngeen tànn beneen sénégalais mu yeggali mu continuer liggéey bi sénégalais yi jox la deuxième mandat nga ñëw ne da ngay takk ay xare pour dal ci kaw sénégalais yi loolu ku la ko conseil président jox la conseil yu baax liggéeyal président bàyyil ñuy opposé wu ñu opposé bu tànn jotee ku yàlla fal ñi xam ne ki la yàlla fal ku sénégalais yi doy tànn ñi xam ne kooku la sénégalais yi tànn mais ñun tal nañ leneen lu dul xeex ak rayante tal nañ leneen lu dul loolu encore une fois président de la république bul déglu nit yi nga xam ne seen intérêt personnel la ñuy defar te am na lu la ci yàlla wan ndax histoire yi fi ci xew barki démb bi yëf yi tàngee yow kase yaa des ci sa pale bi ñëpp a daw bàyyi la te tey ñii fi ne takk roj yi ci tali yëpp di coow naan waa ji du dara dañuy dal ci kawam nangam ak nangam réew mi bu tàkkee ñim ñëpp ku ci ne yaa ngi yor appartement Amérique ak France ak États-Unis ñun ñëpp ay daw rawale seen njaboot ñun Sénégalais yi nga xam ne amuñu fu ñu jëm amuñu passe avion amuñu appartement France ñun fan lañ jëm ñun kon Sénégalais yi nañ jël seen responsabilité fexe jàkkaarloog politiciens yi wax ak ñoom dëgg bañ leen seeral ñu taal réew mi te kilifa diine yi ñoo jiitu ci loolu nañ wax ak kii jiite réew mi nañ ko wax na teg coow yii ci suuf Sénégal la soxla leen moment bi lu dul coow dal la ñu soxla ci réew mi ak jàmm loolu la ñuy soxla ci réew mi loolu la ñuy ñaan man nag maa ngi alerté ci teel di wax bi wax jotee parce que am na lu ma jàngat am na lu ma gis ne mu ngi ñëw gaa ñi bàyyi wuñu li xewoon démb jàngatuñ ci bakkan yi dee lijjantuñ ko parce que nee naa leen politiciens yi Sénégal gi yëpp dee jaral seen intérêt jaral na leen lu ëpp loolu ñoom Macky Sall jaru ko Ousmane Sonko jaru ko lii laay war a sóoli may leen nit ñi jàmm réew mi dal la soxloo ñu xeex président ci projet yi lañ lay xaar ci liggéey lañ lay xaar ñu la ci ay réew mi ku fi yëngu ñu def na nangam woote woon nga apaisement macha allah ñëpp tàccu la génnaan nga démb di menacer Sénégalais yi di wax ne nangam li fi xewoon dootu fi xew li amoon bu amaat li fi xewoon xewaat fi mbir mi bu leen ko jàngat ci nit ñi amuñu liggéey déedéet injustice daf ci bokk Sénégal jaay doole daf fi am ku moom mu am ndey ak ku muy amul ndey dafa am ci réew mi te loolu Sénégalais yëpp a ko constaté ñëpp ko seetlu tey même bu dul politique sax Sénégalais lambda bi rek buñ ko bu ko ku am doole wala borom alal tooñee buñ demee yoon doom dëgg loolu fi am jaay doole boobu moo naqari Sénégalais yi te yow Sénégal président Macky Sall li la fal injustice bokk na ci donc bi la Abdoulaye Wade bëggee jaay doole la ñëpp taxaw jàppale la ba yàlla dogal nga nekk président de la république donc kon loolu mooy vidéo bi nga xam ne tey bëggoon naa ko def di wax Sénégalais yëpp nañu ubbi seen xel yi te jëlal seen réew mi seen bopp parce que réew mi peuple bi ñoo ko moom président de la république li ma koy conseil moom mooy mu xam ne amul benn président bu mën a xeex ak population kenn mënta xeex ak ñoom ndax policiers yii nga yaakaar ak armée bii wallaay ay sénégalais lañ donc duñ jël mukk seen armée di ko dóor ci kaw sénégalais wala seen jël seen fetal di ko dóor ci kaw sénégalais duñ ko def armée bi dañ leen fi teg pour ñu aar réew mi mais duñu rey waa réew mi ndax lan benn intérêt nit duñ ko def xalaatuñ ko sax kon nañ woote jàmm dañ doon woote sëñ Mountakha santaane ko kilifa yëpp santaane ko nañ continuer ci loolu mooy jàmmi réew mi loolu mooy intérêt réew mi mais benn groupe bu ndaw ci Sénégal bëgg a jàpp réew mi en otage seen intérêt bëgg a tax ñi taal réew mi di dugal nañ ci ay fitna ñun tal nañ leneen lu dul xeex soxla ñu président buy xeex président bu liggéey la ñu soxla donc loolu mooy message bi nga xam ne tey bëggoon naa ko jàllale di leen jégglu di leen